ñuy seetaan di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni yéen a ngi ci gis sa culture di émission bi nga xamante ni day wax lépp li nga xamante ni ci aada la ak cosaan maanaam ñu tasaare koo xam lépp lu nekk ci biir sama wet yéen a ngi gis Baye Fall Bathily moom aussi di si yëngu bu baax a baax ak ki nga xamante ni moom mooy Mama Sadio Baye. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Baye Fall Bathily ñu gën a xam ci Baye Event ci maa ngi kontaan bu baax ci invitation bi ci Sénégalim TV pour seen rubrique gis sa culture donc man en fait tey jii donc je suis comme on dit kontaan naa trop quoi en fait ci invitation bi jaajëf. alors Mama Sadio. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ak di ñu déglu yëpp man la Mama Sadio auteur compositeur interprète maa ngi yëngu fii ci Ndar ci wàllu musique léeg-léeg yàlla def ñu génn aussi dem wane ji sunu bopp dellu siwaat may kontaan tamit ci invitation bi nga xamante ne ni waa Sénégal invité nañ ñu ko ci seen gis sa culture bi nga xamante ne ni moom la ñuy def muy Sénégalim TV kontaan naa torop ci teew fi tey. waaw léegi dañuy dem xooli extrait bi dellusiwaat ci plateau bi. nous avons beaucoup de festival yu bari la ñu am fii au niveau de Saint-Louis ba pare nag ay festival yu diversifié la dafa jëm ci festivalu danse jaar ci festivalu théâtre ñëw ba ci festivalu riiti rap xam nga musique genre jazz donc maanaam même musique yu varié festival yi am na fi donc ñun nous sommes en avance quand même ñu ngi ñun région yu bari am na boo xoolee ci li nga xam te ni mooy théâtre navétane par exemple Ndar li mu ci jël ci compétition phase nationale au niveau national lim ci jël kenn mënu la ko wax beneen région amul loolu amul palmarès boobu tout dernièrement tamit bi ñu dem booy demee nu mu tuddati semaine de la jeunesse ils ont remporté haut la main donc la compétition jël nañu fi aussi nu mu tuddati sax grand prix Douta Seck ci festival national des arts et culture donc ñun nous sommes en avance ñun parce que fii lu ñuy dund la da nga fii Ndar ngay ñëw nga gis koo xam te ni il est comédien il est constant mais à chaque fois tu le vois jouer tu le vois répéter c'est-à-dire que nit ñi dañoo nekk fii gëm ni war nañu mën a tekki ci art parce que gis nañu ay nit di fi nekk tekki di art tekki ci art maanaam di dem di tukki mu doon danseur mu doon musicien mu doon comédien donc da ngay dem da ngay tukki da ngay liggéey mu wóor la ni boo liggéeyee xam ne da ngay am dam donc ñun art bi mi ngi dem au niveau de scène. alors gis ngeen li nga xamante ni moom la Babacar Faye wax ci côté ci maanaam ci wàllum aada ak cosaan bi yëngu-yëngu bi nga xamante ni ñi nekk fii ci Ndar ñu ngi koy def ban gis-gis nga ci am Baye. je pense que ni waa Ndar kenn demul ñu des ci wàllu cosaan ak aada parce que ñun loolu la ñu bàkkee Ndar loolu la ñu bàkkee Ndar donc moo tax ñi nga xam ne ñoom ñi ngi ci terrain bi ñoom ñi ngi def seen kamtalay kattan en fait du ma lim sax ay tour mais bon boo seetee ba ci biir que ni ñoom comme kii wax léegi nii c'est vrai que demoon nañu bu yàggul compétition remporté ko donc donc noonu la fay demee rek ñun Ndar loolu la ñu bàkkee te loolu la ñuy dund culture ak cosaan ak aada n'est-ce pas. Mama Sadio loolu ci mën a wax ci maanaam li nga xamante ne Babacar Faye wax naka yan gis-gis nga ci am maanaam ci yëngu yeeg yëngale yi. waa gis-gis bi ma ci am maanaam dafa nekk loo xamante ne ni du lu kenn du werante parce que dañ koy dund ñun ci suñu bopp dañuy génn dem représenter Ndar fa nga xamante ne ni tey jii nii askan wi Sénégal yëpp dañ fay daje ñun ñu dem fa teewal fa Ndar di fa wane suñu culture mi nga xamante ne ni ci lañ ñu xam li ñuy wane ci dëkk bi bu ñu génnee dañ koy wane te bu ñu yeggee nit ñi dañ koy bëgg daal. mu nekk loo xamante ne ni du lu kenn du werante man gisuma ci loo xamante ne ni wax na ko fi ñu war ci werante parce que lu am la yàlla mu ñuy defal sutura ñu ngi génn di teewale Ndar di ci gis suñu bopp waa Ndar tamit di ci gis seen bopp comme li mu wax aussi ci wàllu musique ak wàllu théâtre wàllu danse yëpp am na ci ñoo xamante ni dañuy génn di tukki mu leen di jëriñ waaw di wane seen bopp mu leen di jëriñ tamit parce que nit ki tamit boo nekkee ci métier yaakaar naa da ngay bëgg métier mi mu jëriñ la waaw. loolu dinañ ci delluwaat léegi. Saint-Louis se vide de ses âmes de culture li ñu amoon ci art bi ak ci culture bi am na il y a 10 ans Saint-Louis ni mu doon baxe culturellement amatuñu ko
am na spectacle yoo xam ne mënoon nañ ko présenter tey mënatuñu ko présenter ndax amatuñu yooyu nit. ndax lu toll ne ndar géej nga ne région de Saint-Louis nga ne xoolal amul centre culturel bu baax loolu xel sax mënu ko nangu ba si Louga mu gën a jege mii sax am nañu centre culturel boo xamante ni manqué wul dara ndar pour nga répéter c'est tout un problème il faut nga ñëw fii si institut français bi saraxu fi pour am fii heure bu répété boo ko amul espace nga mën a am te loolu du nekk milieu bu lay arrangé. suñu centre culturel ñaari bureau la am xaw ma ñett amul espace boo xam ne mën nañu fa jouer léegi gis benn troupe théâtrale boo xam ne dafa am structure am scène am yaa ngi dégg di fa gars yi di fa liggéey mais fii loolu amu fi donc on a ce problème là les autorités ne suivent pas la cadence. gis nga li nga xamante ni ñi wax nañ ko maanaam jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy dund loolu yëpp est-ce que yéen ci li ngeen di yëngu yéen a ngi ciy gis seen bopp bu baax. lii li ñuy wax ni ñaaña li mu wax dafa dëggu sax parce que boo seetee ba ci biir ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ñun ci côté art di jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mode bi ñoom lii la ñuy joytu aussi te parce que amuñu foo xam ne mën nañ fa taxaw tey Ndar amul école de tourisme comme on dit amul école de mode fi ñuy tàggatee xale yi pour ñu mën li ñuy def fi ñuy tàggatee xale pour ñu mën li ñuy def amu fi boo ko bëggee foog nga yebal sa ndaw doom mu dem ba Dakar donc loolu yëpp loo si tamit nekk na loo xam ne tamit Ndar mais jafe manqué na ko te loolu war nañ autorité je pense war nañ ci taxaw parce que tey mode bi tey boo see man je parle ci waaw ci côté mode maanaam waaw ci li nga gën a xam nag loolu yëpp ci la bokk laay gën a waxee parce que loolu di Ndar loolu amu ko te loolu si tamit maanaam da nga ciy nekk nii rek da nga ciy nekk mais après fi nga ko war a fi nga war a maanaam tàggatee sa bopp amu leen ko fii nii voilà amu fi parce que tey waroon nañu am école boo xam ne tey waroon nañuy jàngal xale yi ci côté stylisme waaw côté mannequinat côté en fait tout ce qui concerne la mode parce que tey bu see ñu bëri tey gi Ndar en fait yu bëri dafa dee parce que tey ñu mënoon nañu tey di génnee comme on dit les signares ñi nga xam ne tey ñoom loolu Ndar lañ ko xamee loolu tey gi tey ñi ko xam tey ñoom ñoo koy gérer tey mag yooyu fi nekkoon bu ñu demee tey duñu xale yi duñu xam tey naka lañ koy defaree nan lañ koy téewee loolu aussi man maa ngi koy joytu quoi. Maman Sadio yow ban gis-gis nga am ci li nga xamante ni wax nañ ko léegi. waaw ñoom gars yi sunu jàngoro rek lañ fi wax. waaw li ma fi seetaan léegi moom sunu jàngoro lañ fi wax ndax li tax sunu jàngoro lañ fi wax mooy tey jii man pour ma répéter ak sama groupe damay dem ba ci Sénégal nga jëm fa laa jëm pour ma mën a répéter sinon aw ma fu ma répéter. te ñu war a am foo xamante ni maanaam war ngeen fi ñëw di fa tàggat ni comme centre culturel ni ko gars yi waxee. centre culturel moom am benn salle de spectacle. waaw ko foofu moom du nit sax xalaatu fa répéter parce que boo fa duggee rek. déjà yow xam nga ni fii du fu nit war a mën a répéter te nit ki gannaaw ba nga xalaatee ba pare bu la yàlla joxee xel. yàlla may la tuuti xam-xam. nga mën a toog sa kër. wala nga tëdd sa kaw lal di xalaat boo xalaatee ba pare li nga xalaat da ngay bëgg foo ko sotti fi nga koy sottee mooy répétition nga mën a génnee li nga xamante ni moom nga xalaat soo ko génnee répétition ba pare nag ci ngay mën a soog a dem won ko askan wi maanaam jox leen ko ñoom ñu mën ko recevoir mu mën a dugg ci ñoom mais bu fekkente ne da nga am xalaat te amoo foo xamante ne nii fa nga koy sottee kooku yaakaar naa jàngoro la te jàngoro boobu Ndar gi ku ne xam na ni loolu la yéen ñi nekk ci wàllum aada ak cosaan yëpp da ngeen di dund li nga xamante ni moom la ñu wax léegi. damuy dëgg loolu suñu jàngoro la fii mënoo fi gis à part comme li ñaaña wax léegi à part centre culturel français man espace jeune musuma fa dem pour lijjanti pour affaire répétition xaw ma ci dara maanaam li fa nekk kiwul ak li ngeen di kii waa comme ñun ni ñuy defee musique comme musique bi ñuy def ñun mënuñu répéter espace jeune parce que benn salle yi dafa am écho comprendre nga loolu du ñu jàppale salle dafa am écho loolu du ñu jàppale te salle bi fa nekk du salle bu mag comprendre nga tey ji boo fa demoon di répéter da nga koy bokk ak sa ay moromu artiste kii am benn fan kii am benn fan te loolu du la doy ci répétition centre culturel français moo fi nekk centre culturel français aussi da nga fay bëgg a répéter sa morom bëgg fa répéter comprendre nga waaw kay te moomuñu ko li nga xamante ne moom la ñu moom muy centre culturel Abdelkader Fall moom foofu noonu moo nekkoon lieu ba nga xamante ne ni képp kuy yëngu fii ci art ci Ndar fa nga war a dem pour maanaam def fa sa ay répétition man damay wax sama baat ci kaw su ma répété fekk na Sénégalim la waaw su ma répété waaw fekk na Sénégalim la daanaa répété nag centre culturel Abdou Kader Fall ba mu nekkee lew na jamono yooyu amoon na espace parce que case bi mu ngi woon foofu mais yàgg na
ay at a ngi nii ay at a ngi nii duma la wax kenn damay génn dem répété ji waaw ba ñu collaborer ak Sénégal ba léegi fa la ñuy defee suñu ay répétition bañ nag ba ku ñuy jox rendez-vous sax fa lañ lay jox rendez-vous suñu ay réunion yëpp fa lañ koy defee waaw nekk na daal loo xam te daal suñu jàngoro la daal ci gàttal waaw ci gàttal waaw Baye maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci wuy si bi nga ma wuy si donc di la wax lan mooy doon la sa wax ju mujj. sama wax ju mujj mooy que ni ñi ngi ñaan autorités yi sur Ndar ñu jàppale ñu ñi nga xam ne ñoo nekk acteurs culturels dans si nekk sur le terrain xam li ñi nga xam moom moo ñu manqué pour ñu mën a def suñu liggéey comme ni mu waree. li ñu manqué bëri na. comme ni ñu waxee nii am na ay salle de spectacle yoo xam ne war na fi nekk. ay école pour tàggat xale yi ñu si côté mode ak stylisme amu fi. donc yëpp bëri na fi yoo xam ne tey ndar yi doomu ndar yu ndaw yi ñu ngi koy jooytu. di ñu aborder ñun ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain pour ñu jàppale leen donc loolu foog ñoom ñu bàyyi ci xel jàppale ndaw yi au moins parce que ñoom ñooy dooni mag yu mag voilà jërëjëf Baye Maman Sadio la mooy doon sa wax ju mujj ci gis-gis bi nga am. waaw sama wax bu mujj bi mooy comme tey ji ni ko ñëpp xamee rek di ñaan ñi nga xamante ne ni ñoom maanaam mën nañ ci jàpp parce que am ñàkku fi ñi nga xamante parce que boo xoolee foofu yëpp am na ay njiit yu fa nekk. waaw kay mu ngi noonu ñoom ñoo ko gérer. waaw ñàkku fi am na fi. waaw ñi nga xamante ne nag war nañ ci jàpp ñoom nañ ci jàpp. parce que tey jii nii yaakaar naa jàppale ki nga war a jàppale yàqalu la dara. waaw jàppale sa gox. pour maanaam mu mën a jëm kanam maanaam mu mën a di yëngu daal ci li mu war a yëngu yaakaar naa waaw ci li mu nekk daal yaakaar naa waru na yàqal dara waru na wàññi dara man daal maa ngi ñaan sama mbokk artistes yi ñi nga xamante ne ñoo ngi nekk ci diwaan bi di ci yëngu ñu booloo ñu jàppante ñu joxante loxo comprendre nga ñi nga xamante ne tamit ñoo ñu féete kaw muy autorité yi ñu jàpp ci pour nit ñi daal maanaam daal artistes yi daal mën a gis seen bopp fu nu toll waaw may jéggalu tamit bu dee wax naa loo xamante ne ni dérangé na may jéggalu waaw lépp rafet na merci jërëjëf balaa sama invité yi sama yeneen invité yi di ñëw ba jox leen ñu xool extrait bi ci topp dellu si waat jërëjëf ba léegi yéen a ngi si seen ñaareelu xaaju li nga xamante ni moom mooy gis sa culture comme li leen ko waxee woon émission la bi nga xamante ni bees la fii di ci Sénégal lay amee ba tey nag sama wet maa ngi am ñaari invité bi njëkk ñu koy wax Index ñuul kooku bon moom aussi rappeur la ci wetam ngeen di gis Amadou Bët bi nga xamante ni moom aussi day fecc day tëgg en même temps aussi dafay lekk maanaam lii di xal donc c'est un cracheur de feu juste ma bàyyi leen Index moom mu nuyoo. waaw asalaamaaleykum téléspectateur gis sa culture Index ngeen am fii membre groupe ñuul kooku jaajëf. Amadou Bët. salaamaaleykum Ndar Géej maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant maa ngi tudd Amadou Camara ñu gën ma xamee sa turu Bët donc un danseur un cracheur de feu un percussionniste donc am kontaan bu rëy tey ñëw fii ci Sénégal di wax li nga xamante ne mooy émission gis sa culture asalaamaaleykum. ni ngeen gisee léegi noonu rek la mais juste avant dara damay bàyyi ñu seetaan li nga xamante ne moom mooy extrait bi ñu delluwaat ci plateau bi ñu dem. il faut que acteurs culturels yi dugg ci réseau parce que on ne peut plus travailler seul léegi 21e siècle la ñu nekk. xool sama intérêt mooy ma ñëw sama région répété am lu bees dem présenter leen ko am contrat ñu fay ma ñibbisi parce que nit ki loo am lu ne fa nga dëkk nga war tiitaroo. il faut que ñuy def lu ñu moom bañ def loo xam ne moomuñu ko dañu war a valoriser suñu culture fa mu ne ba fa ñu mën a dem. 9 voyages sur 10 man maay régler sama réseau bopp voyager sama bopp dem jouer sama bopp ñu fay alors que kooku du noonu la war a demee dafa war a nekk loo xam ne da ngay dem ci turu ndar moo la war a ngemb boot la nga mën a dem ci turu ndar parce que boo fa demoon boo fa yàqoon dinañu wax le Saint-Louisien dinañu wax le Sénégalais c'est ça le grand problème. bon gis ngeen li nga xamante ni ñii nii wax nañ ko ci extrait bi que tey jii nii yéen da ngeen di def da ngeen nekk maanaam ci art da ngeen nekk ci wàllum aada ak cosaan mais boo leen defee lan nañu mën a gis lan ngeen mën a def ba gars yi am gis-gis ci li ngeen di def maanaam
ngeen ñëw wane ko maanaam yow maanaam ci li nga nekk rappeur nga da ngay def ay son est-ce que yaa ngi dem di ko wane ci fii nii ci Sénégal ak ci bitim réew loolu noonu looñ ci mën a wax. waaw comme ni comment dirais-je ni que Zumba waxee on ne peut plus travailler seul donc dafa wax lu am importance moom mooy il faut que artistes yi tabax réseau seen réseau bopp mais amu fi malheureusement lan moo fi am comme li mu ko waxee aussi artiste bi yaay def sa daanaka dangay nekk rappeur yaay def say production bopp dem studio fay def sa concert bopp alors que le rôle artiste bi répété la ak présenter spectacle am quoi donc c'est dommage si ville bu mel ni Saint-Louis beneen soxna si aussi wax na ko muy ñaaña mu ni culture foo mënti dem da nga ko war a wane man damay wax sax encore que ni dëkk bu développé sans culture am amul mën nañu wër àdduna ba mu daj États-Unis Chine France amul dëkk bu mën a développé sans sa culture donc ñun Saint-Louis rawatina Sénégal sax laay wax dañu war a mettre en valeur artiste dëkk bi mettre en valeur sunu ay culture pour mën di ko wane fi nga xamante ni moom mooy si àdduna bi quoi waaw. ban la ñu mën a wax ci gars yi li ñu wax. waaw en fait man li ma ci wax donc lenn rek la tey comme li Zumba wax da nga war a xool tey artiste bi si boppam yow nga dem say effort pour yóbbu groupe dellu si sans maanaam si turu Ndar dafa metti tey loolu dafa metti parce que donc mën nga si jël lu nekk parce que tey loolu mu wax ni am na fu mu ko teg ndax voyagé na dem na ñëw na donc xam na lu ci nekk donc en fait man ci li may wax ci art bi may dund fii ci Ndar tey metti na trop par rapport bu njëkk tuuti bu ma xoolee Ndar d'ici 10 ans derrière 15 ans un peu amoon na maanaam ay manifestations partout à Saint-Louis ay yëngu-yëngu mais actuellement dafa bloqué dafa taxaw artistes yi am na ñoo xam ñu ngi répété ñu ngi gëm seen bopp mais seen problème mooy fan la ñu war a exploiter lu nekk seen bopp fan lañ ko mën a wane tey wala amaana tey ñi nga xamante ne ñoo jiite ñenn ñi nekk ci ginnaaw ñoo nañ mettre en valeur ci lu ñu yor valoriser ko ndax amuñu lenn lu dul suñu art suñu culture dama kontaan aussi si Ndeymaane lu mu wax parce que tey ñiy voyage suñu borom mooy def ay xéewalam ku ci nekk ak sa tour bu jotee demal waaye ngal la boo demee bul fàtte sa réew tey booy dem fexeel yóbbu sa aada ak sa culture ak sa cosaan ndax suñu aada suñu culture dafa riche waaw. léegi côté boobu noonu index yow mi nga xamante ni jot nga dem lan nga ñu mën a wax foofu jot nga maanaam génn nga réew mi dem ci réew nasaraan yi lan nga ñu mën a wan bi nga demee ak li nga xamante ni moom nga yóbbaale lu ñu fi mën a wax. waaw xam nga man si culture urbaine laa bokk maanaam précisément hip hop donc hip hop si boppam rek benn culture la boo xam te ni plus ou moins dafay xaw universel parce que hip hopeur bi nekk Japon bi nekk yëpp dina am benn affaire boo xamante ni nii moo leen di mën a différencier mais juste moo leen di mën a boole mais justement pour hip hop mën a nekk culture ku si nekk da nga si war ñëwee ak sa culture est-ce que ak sa comprendre nga fi may waxee maanaam am na base yi am na forme musicale bi mais ba si valeur yi ñuy véhiculer si suñuy message ba si mots yi ñuy utiliser bu ñuy rab ba si làkk bi ñuy rabe donc yooyu yëpp moom mooy définir li nga xamante ni nii moom mooy sunu amu musique si côté voyage bi c'est vrai que def nañ fa ay concerts yu bëri def nañ fa ay festivals yu mag mais da ngay rendre compte tout simplement que ni ñoom ñoo jël art au sérieux day dellu si waat si li mu doon wax léegi rek parce que ñun fii booy woy sax wala ngay rap wala ngay peinture sax dañuy yaakaar da ngay foo xam nga gis nañ fi ba tàyyi ku tere sa doom musique wala fecc day caaxaan or que tey jii nii booy lim ñi nga xamante ni nii même économiquement dana am benn assise si àdduna bi ñu si bëri ay artistes la ñu si bëri culture moo leen ko may donc mais pour ñu mën a am
li nga xamante ne nii moom la ñuy gis à l'étranger muy ay spectacle de qualité muy ay structures yoo xamante ne nii dañuy jël en charge artistes yi ñu ngi fi doon wax sànq ay salles de répétition ñu ngi fi doon wax affaire demee noonu yëpp loolu yëpp pour ñu mën ko am du artistes yi kese ñoo ko mën def mais il faut une politique boo xamante ni nii dafay prendre en compte le vrai besoin des artistes de ce pays te loolu noonu fi mu nekk nii amaguñu ko ministère de la culture moo fi am mais boo xoolee centre culturel yi nga xamante ni moo waroon représenter ministère de la culture ci région yi en tout cas ñun bu Saint-Louis entre guillemets damay wax amuñu centre xam nga donc source de développement la source économique industrie la mën na ko nekk mën na créer ay emplois mais ci kaw ñu investir ci à la base pays occidentaux yi dañu investir ci seen culture moo tax mu ngi leen di rapporter lu dul loolu di leen rapporter ba di leen rapporter li nga xamante ni nii culture Afrique moo ko waroon moom xam nga donc c'est dommage que ñu bëgg développer culture sans pour investir ci xaalis bi ci war quoi. ba léegi yéen maanaam boo leen ko jëlee fi yóbbu leen ko fële est-ce que yéen a ngi siy gis seen bopp que ñële li ngeen di def ak yan jafe-jafe ngeen dund maanaam boo leen ko bëggee jëlee fi yóbbu leen ko est-ce que yéen seen moyen bopp ngeen di demee wala am na ñu ci jàpp wala nu muy demee. waaw bon dans ce cas man damay wax ci li ñu concerne ñun ñuul kooku bi ñuy voyager parce que gis nañ fi cas bu nekk am na ñoo xamante ni ñooy financer seen voyage bopp. c'est très dommage. xam nga mais ñun. ay invitation la ñu recevoir donc sunu billet lépp ça a été pris en charge plus sunu cachet foofu lépp mais fan la problème bi di nekk dëggantaan mooy pour qu'un artiste puisse voyager en tout cas pour qu'un artiste africain puisse aller en Europe comprendre nga foofu la problème bi nekk bon maanaam foofu nu muy amee jafe-jafe problème bi nu muy mooy jafe-jafe bi étudiant bi di am mooy jafe-jafe bi sportif bi di am mooy jafe-jafe bu bépp africain di am pour jóge ci Afrique comprendre nga te pourtant encore une fois ma ci insister tey jii nii bu àdduna bu desee tuuti humanité gars yi di espérer jàmm am c'est pas du politique moo mën a résoudre loolu c'est la culture les gens ils se parlent ils s'unissent à travers leur culture comprendre nga métissage culturel boobu noonu ñuy wax moo tax tey jii nii ba àdduna mën a am benn entente donc du yoon ñuy refuser l'artiste visa comme on dit après du ñu yam rek ci critiquer kii maye mais des fois aussi li ba doon wax léegi gis nañ fi ay artistes yu bari yoo xamante ni nii xëy na bi nu demee peut-être ni nu comporté woo foofu tax na ba mu tëj yenn bunt yi pour artistes yi ñëwagul peut-être ñi xamante ni dañu dem nanguwunu dellu ci wala dañu daw toog foofu xam nga xëy na yooyu yëpp tax na ba de plus en plus am visa ci artistes yi di gën a jafe mais n'empêche man choix yooyu yëpp dama koy comprendre parce que seen culture dëkk bu defoon moyens yi war ci seen art ñoom duñu dem di daw voilà lu leer la mais léegi dañuy dem xoolaat beneen extrait dellu ci waat doxa ci kaw ñu gis yaa ko moom booy jege si maa ngi gis takk say bala jëm jóg dóori waar jabaari dëgg ana ngay soldier doxa ci kaw ñu gis yaa ko moom booy jege si maa ngi gis takk say bala jëm jóg dóori waar jabaari dëgg ana ngay sëpp fii coob li baykat di bay war nga mën a jaay lu baykat di góob sa loxo tàmm na ñaan luñ ko jox mu nëpp nu tudde fekk ci xay te yaa toñ sa bopp jóg dem dóori waar da nga toll ci ndaw ana fooy dabe waxtu yi la romb di daw lu bëri jot duma bëri sa kaw yaa ngi nelaw na nga yeewu bala ngay bejaaw la ndox yame ci baat yaakaar gën a si waat nga tànn gën a xuus fee yàlla gën a puus wee kenn ngëm du muus day àlla nit ku rus tay du tax nga wàññeeku bi ñàkk di nga mus fay rik fay tabaxe woo ko ëpp njëriñ dara waay am nga xel wér gi ak doole ay ca def si dara waay teral ndey teral bàyyi xel liggéey nga war a bàyyi waar wi dañ si war a bàyyi soldier doxa ci kaw ñu gis yaa ko moom booy jege si maa ngi gis takk say bala jëm jóg dóori waa jabaari dëgg ana ngay waaw Amadou gis nga li nga xamante ni maanaam mooy côté activité manifestation lépp li nga xamante ni ci yëngu la yéen a ngi koy def yéen a ngi koy def loolu ci lan nga ñu ci mën a wax ci côté yëngu beeg bi nga xamante ni gis nga lii ay festival la yi nga xamante ni gars yi ñoom ñoo koy initier seen wàllum bopp ban gis-gis nga ci am.
waaw xam nga tey gis-gis bi ma ci am tey dama naan am na si ñoo xamante ne tey fii si Ndar ay artistes dañoo bëgg art bi dañoo gëm seen bopp ci li ñuy def bien vrai que même naa bu fekkente ne amuñu ku leen dimbali ñoom ñu ngi jéem a def ay effort tey ji su mu nee festival Ñuul Kuk bi ma gis tey mais xoolal Ñuul Kuk fu mu jaar fa mu débuté ak tey fi mu taxaw fi mu agsi lan moo leen ko may gëm seen bopp bëgg li ñuy def kon xam nga ne tey ku leen jàppale ñu dem waaye metti na mais nañ muñ parce que ñoo ko bëgg ku bëgg akara da ngay ñeme kaani du dëgg donc la lay fa xasal doo ko gis waaye yow miy jaam di dem te ngay artiste bëgg jëlal lépp bàyyi ko si loxo suñu boroom tey ak yeneen i festival yoo xamante ni ñu ngi fi def effort comme festivalu Sénéganim ñu ngi koy def maanaam ca mairie yaa ngi dégg ñoom tey dañoo ñëw indi seeni initiative teg waxtaan woo artistes yi di jéem a def effort ñun ñi nga xamante ni ñoo fi ne amuñu lu dul suñu kattan ak suñu doole ñu nangu ànd ak ñoom pousser leen tey ji imaginel bu ci Ndar yëpp jàppee laa wax mais loolu day dem yaa ngi dégg bu ko defee groupe yi fi nekk yëpp kenn ku ci nekk mën cee jouer gis sa bopp yaa ngi dégg en même temps bu ko defee am na ñuy xam ne tey ñu ngi jooy fi problème mu kase maanaam lu ñuy fayee maanaam artistes yi dañoo am problème boobu tey fii ci Ndar mais est-ce que lii ni artistes yi rek ñoom ñoo ko war a def maanaam bu ñu xoolee Ndar yëngu-yëngu yu bëre artistes yi boppam ñoom ñoo koy defal seen bopp maanaam ñoom ñooy def seen propre initiative ñoom ñoo koy financer yëpp ñoom ñoo ko est-ce que loolu war la xam nga loolu tey mooy li al wax léegi artiste bi lu mu am mooy da nga war a jouer bërëbu nangam heure bi nangam la temps de heure nga am ci plateau bi artiste bi loolu rek la war a am tey fu ñuy créer spectacle bi ak lépp lu war ci spectacle bi am na ñoo xamante ñoo nekk derrière artiste bi ñun ñoo ko war a taxaw mais est-ce que artiste bi am na loolu comme amul loolu te bu toogee du lekk dégg nga de bu toogee du lekk parce que dundul lenn dul aar boobu lu muy def obligé jóg doxal boppam yaa ngi dégg dugg ci ay projet dem sama sàmb waxtaan ak ma demb man de lii laa am lan mooy si sa xalaat ngeen bokk yàlla dina def nga taseeg nit boo xamante ni yàlla may na ko kawe mu nekk branlon mu duggal la ci benn yoon yaa ngi dégg noonu ba yàlla ñëw xam nga loolu metti na tey du yoon artiste bi di dem di lijjanti spectacle di def nii di dugg nii déedéet dafa am loo xamante ni moo war nekk si ginnaaw artiste bi moom mooy tax artiste bi bu ñëwee si kaw plateau dafay solide mais bu fekkente man maa war a jouer maa war a dem rek la spectacle maa war a def nii maa war a def nii maa def nii mais su ma waree jouer si jour spectacle bi damay dee damay dammatoo ndax déjà joxe naa sama doole si tour bi avant maa ñëw ci jour prestation kon loolu metti na loolu lépp tey ñun suñu problème la ñu ngi koy jooy mais ñu ngi ñaan yàlla mu jóge fi Alou yow mi nga xamante ni yéen da ngeen di initier festival bi nga xamante ni ci côté rap hip hop moom mooy festival bi gën a mag fii Saint-Louis mën nañ ko wax léegi bon lan yow aussi nga gis li nga xamante ni même aussi yi fi jot a jàll léegi participer ngeen ci et tout ça lan ngeen di def ba di ko teg ba di ko def. waaw comme li ba di wax léegi rek. au début ñun artistes yi ñoo ko doon rayante mënu ma la sax wax nan parce que passion bi rek la ñu amoon quoi. D'ailleurs suñu première édition ba ay 4e édition yooyu à chaque fois ba si monter podium yi ñun artistes yee koy def da ngay yéeg si kaw seen après doo mënati sax way doo mënati rap mais tey jii nii comme li nga wax léegi c'est devenu le festival bi gën a mag si hip hop fii si Saint-Louis en tout cas di mettre en valeur hip hopeurs saint-louisiens yi donc crédibilité boobu mu am daf ñu yombalal yenn affaires yi commençant par le fait que ni artistes de région bi léegi dañuy ñëw di si jàpp donc lu tax may insister si fait boobu moom mooy mbooloo rek mooy tax ñu mën a def ay affaire fileeg ñu ngi wax ku nekk sa côté di kaas ku nekk sa côté nguur gi jàppale wu ma si lii kenn du dégg suñu baat xam nga pour qu'on puisse faire entendre notre voix il faut qu'on soit très nombreux maanaam il faut que tous les artistes peu importe domaine bi nga nekk peintre danseur comédien yëpp ils se retrouvent xam nga on demande pas à ce que ku nekk fan su moroomam
man mën naa bañ sentir comprendre nga liggéey bi nga xamante ni nii moom la bët di def mën na nekk mais me reconnaître que ni artiste la que ni même bu fekkente ni nii si rap laa nekk moom il peut beaucoup m'apporter xam nga encore une fois dama si insister dañ toll fi nga xamante ni nii il faut que les artistes saint-louisiens se fassent entendre il faut que ñu am centre culturel régional digne bu mën a accueillir ay répétitions bu mën a accueillir ay conférences bu mën a accueillir ba si genre émission yu mel nii pourquoi pas loolu pour mu am il faut que artistes yëpp dajaloo dem ministère de la culture ni leen écoute ñun ndarkat ñu ngi nii parce que fii dañuy def ay festival comme tu dis dañuy def ay concert xam nga buñ ko deful woon kan moo nu koy defal buñ ko deful kenn duñu ko defal mais yegg na fi nga xamante ni nii c'est devenu trop grand pour que artistes yi continuer di ko porter seen bopp. bu ñu waxee ci côté activité la bëccëgu ndar kàmb. donc du yàgg dara bëccëgu ndar kàmb ci nañ jëm yan lan ngeen ci mën a wax li nga xamante ni peut-être gis nga ni mi ngi am na changement bu ci am par rapport ak structure yi fi nekk yi wala gérer culture bi. wala bonne volonté yi wala que ce soit lu mu mënti doon koo xamante ni ñu ngi ci jàpp ban changement nga ci gis. waaw juste si loolu rek. tey jii nii 7 ans de festival. ay partenaires étrangers rek. ñoom ñoo si jàpp. c'est très honteux pour région de Saint-Louis 7 ans de festival ay association française ay partenaires yu nekk France rek ñoom ñoo siy jàpp. kon ba 7e édition bi nii ñoom ñoo siy jàpp. ba nii mairie de Saint-Louis ba fi may wax ak yow nii gisaguñu dara loo xamante ni def nañu comme chaque année ay promesses la ñuy am. peut-être mu changer cette année. mais man loolu mooy doon li may bett mais pas le contraire. beneen affaire bi moom mooy. Après xam nga on comprend nekkuñu tamit si dëkk mën naa wax si dëkk sous-développé la ñu nekk même bu fekkente nii xëy na ñun sénégalais dañuy gëmm loolu noonu dañu yaakaar ni xam nga mais dëkk bu ñàkk la ñu nekk mais on ne demande pas à ce que ñu ñuy jox ay millions mais exemple rek ñun la ñuy laaj mairie dañuy def benn opération formali si festival bi jox leen nu camion ak bu nu mën a def kii loolu seen métier la ñun ay artistes lañ bu neexoon dañuy toog téye suñu micro yaa ngi dégg way wàcc dem suñu yoon mais comment on se définit comme un groupe engagé te pour ñun engagement yamul rek si wax da nga war wàcc sur le terrain def ay actions concrètes moo tax ñuy def loolu noonu ñu ngi wàcc 7e édition bi cette année changement yi si am xam nga 11 avril génne nañu suñu album raglu comprendre nga def nañu ay ventes fii Sénégal mais def nañu aussi ay ventes par internet surtout si France donc bénéfice yi ñu am foofu noonu jënd nañ si ay platine pour mën a def. d'accord loolu xam naa tout de suite dañ ciy dellusiwaat dem xooli extrait bi nii dellusiwaat. une vraie entreprise culturelle dafa war a am une régie dafa war a am ñu nekk ci yow même bu dee one man show ngay jouer il faut que acteur culturel yi itam chercher la qualification donc il faut ñu jàngi li Karl Marx doon wax ay ouvrier am naan dem leen ngeen jàngi ba nga xam ni vous ne prêtez pas le flanc man moom laay wax comédiens yi di ko wax musiciens yi di ko wax danseurs yi. donc solution bi xam nga fu mu nekk mooy il faut que artistes yi booloo def ay synergie ñi nga xam ne ñoo bokk lu ñuy def dañuy booloo. ndax mbooloo mooy doole. parce que fii am na association yi mais association yi dina dox mais yëpp bu ñu doxoon bu baax a baax yëpp àndoo ñu doon benn booloo ndax force boobu ñu ko amee rek daanu gis ay avancement ñu côté yëpp. waaw gis ngeen li nga xamante ni wax nañ ko maanaam lii nga xamante ni bu ñu ko defee suñu culture ñun suñu wàllum bopp dina de jëm ca kaw ca kanam yow aussi yan suggestion nga ciy def. ñoom dañu répété waat rek li may wax sànq ba léegi xam nga à chaque fois maa ngi si insister artiste nag moo doon loo xamante ni nii dafa xaw fiir si boppam boo ko waxee mbooloo c'est comme si da nga ko wax comment dirais-je suufeelal sa bopp nga yëkkati keneen du loolu mbooloo bi c'est très simple Big Ron dafay def émission Big Ron su ma mbooloo ak moom même bu fekkente ni nii émission bi muy def man duma ko déglu même bu fekkee li muy def man kiifewu ma ko su ma mbooloo ak Big Ron moom mooy présentateur concert du man artiste bi kon su ma soxlaa concert Big Ron am na agenda am na connaissance am na réseau boo xamante ni nii mën na ma fa jaarale ba sama organisation gën a yomb te foog ñu conscience benn affaire gis nga art
moom moo nekk loo xamante ne nii c'est comme un monde en fait dañu soxla ñëpp dañu soxla c'est vrai que fii nii Ndar xëy na artistes yi te micro ah ñoom la ñuy gën a dégg mais am na ñoo xamante ni nii ay peintre lañu. waaw am na yeneen wàll ku ci nekk ak ci wàll bi nga xam nga mais tey jii nii ñoom sax pour ñu exprimer wu fii nii Saint-Louis dañuy obligé si mur ville bi la ñuy wékk seen ay tableau xam nga di ko jaay touristes yi ñun ñëpp xam nañ ni tableau boo wékk si bopp koñ bi di ko jaay ak tableau boo wékk si musée d'art seen ay valeur du tolloo xam nga boutique boo jël def si vitre orné ko ba mu nice ak boutique boo xamante ne nii même bu dee boutique gu jamaa sax da ngay ñëw fekk poussière bi di kii noonu client bi sax bu fay dugg psychologiquement dafa xam nga donc nu ngi koy waxee te forme bi ak yan milieu la ñuy dugal art ak culture yooyu foog ñu am ko d'accord c'est obligé. Amadou yow loo ci mën a wax maanaam ci côté développement lan lañu mën a def ba suñu art jëm ci kaw ci kanam. en fait comme léegi li Babacar Faye wax fii bëgg naa loolu trop ndax tey artistes Ndar yëpp bu ñu bëggee affaire yi jëm ca kanam dañoo war a manko ci ay points loolu c'est très important ndax bu fekkente ne dañuy sumb mbir te amuñu ci entente du dem ci lépp lu mun a ne doon loolu da cee am solo mais nag problème bi mooy naka lan la ñuy def tey ba boole ñëpp artistes yëpp ñu bokk benn say loolu xaw na jafe fii ci Ndar te en fait loolu mooy difficulté Ndar tey su ma toogee wax loolu nañ ñu boole keneen toog ne wax nañ ñu boole mais li may wax naa koy jëfe nay dëgg est-ce que yaa ngi dégg li ngay wax nay dëgg yow boo jógee ci loolu nga dem seeti alu waxtaan ak moom ñu ànd dem seeti coach yaa ngi dégg ñu ànd créer benn affaire woote benn réunion ñu nekk 10 personnes premièrement teg benn affaire 10 personnes yooyu génn tas dugg ci ruq yi gis seen moroom artiste expliqué ñëpp ñëw ñu toog bokk benn affaire déggoo kon Ndar day jëm ci kanam day dem ci kanam maanaam ci côté mbooloo bi nga ci côté mbooloo bi est-ce que yaa ngi dégg parce que loolu mooy tax mu dem loolu mooy solution bi est-ce que yaa ngi dégg te en plus ñi nga xamante ne tey ñoom la yàlla def ñu nekk ci kanam yaa ngi dégg maanaam nañ yëg mbooloo ba seen ba topp seen gannaaw c'est très important ndax mën nañoo nekk maanaam téeméeri nit yaa ngi dégg nga xeeb ci ku ci gën a tuuti fekk kooku moom moo yor lépp yaa ngi dégg ndax suñu borom ka nga xamante ne moom lay maanaam ñëpp di teg benn affaire boo xoolee moom la lay gën a suufeel wàcceel la nga gëm ko di ko dund ba bisi ngi ñëw ñu ne ah pourtant lii la woon moonte dafa gëm boppam yaa ngi dégg donc loolu am na importance nañ booloo waxtaan suñu biir tàppe xol yi doon benn yaa ngi dégg ñu teg lépp ci yoon bu ko defee dañuy gis yoon bi loolu donc laa gis fii ci solution bi fii à part loolu gis ma beneen solution man bu dul loolu fokk artistes yi nekk fii ci Ndar yëpp ñu mànkoo booloo doon benn say yaa ngi dégg di waxtaan dëgg di tegante dëgg ndax amul ànd di jaayante yaa ngi dégg ànd di jaayante tàqalikoo yaamani wala yaamani yooyu moo fi war a jeex yaa ngi dégg aar xamul loolu ku ci nekk am na loo xamante ne mu ngi ci yow yàlla suñu borom moo ko def ci yow boo ko valoriser rek mu am valeur yaa ngi dégg man boo ma valoriser man mi yaa ngi waxtaan ak man valoriser ma xool damay am valeur ba nga ne ma déedéet est-ce que yaa ngi dégg parce que loolu lañ fi am ku ci nekk li nga am loolu ngay dégager yaa ngi dégg kii junne la am moom la yóbbu marché kii juróom fukk lay am moom la yóbbu marché dina ci togg ceebu keccax loolu la demee mais nañ booloo teg lépp waxtaan doon benn say bu ko defee réeroo du am man loolu rek moo ci suma xalaat ci solution boobu. di leen jaajëfal ak di leen wax ni donc mun ngeen tàggatoo lan mooy doon seen maanaam. wax ju mujj la ngeen di ñaax. suñu wax ju mujj ci émission bi. di déjà di la remercier yow. merci ci invitation bi di remercier équipe bi ngay liggéeyal yëpp. di remercier ñi nga xam te ni ñoo nekk derrière la caméra comme on dit. di encore di remercier Studio Sénégal parce que bon du ma jóge fii nii te préciser ma benn affaire que ni ñoom c'est des activistes de la culture de l'audiovisuel sax laay wax
ils sont constamment sur le terrain xam nga si Fouta Pikine n'importe quel milieu de xam nga dañuy dem donc encore une fois du courage ak merci beaucoup si liggéey bu rafet bi ñuy def si Ndar quoi. jaajëf en fait man li may tàggatoo mooy maa ngi gërëm studio Sénégalim ñi nga xamante ne ñoo indi initiative bi vraiment kontaan si ñoom te di leen wax nag yëkkati sa loxo ca kaw te du daanu mukk yéen waa Sénégalim donc góorgóorlu leen yàlla mu ngi sunu gannaaw di kontaan ci ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci ginnaaw di ñu seetaan ñoom Baye Fall Bathily bëgg ci moom lool kontaan ci moom lool di sama nit ñoom Mama Sadio ñoom Aline Badara Mbow ñoom Robert Pierre yaa ngi dégg ñoom Khalifa général ah bëgg naa ci yéen ñuul ko ca kaw ca kanam maa ngi préparé ce festival Ndar maa ngi ñëw seen kaw. ok di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ni gis sa culture la woon fii nii ci Sénégal yi présenté par Big Ron wasalaam jaajëf.